bàyyi ak Taku Show ak dem tey àndal jaa ngeen jëf ngoonu jàmm ak salaam. Lobbu gaz Maam Jaara Buso mi sàmm kaaraange kiliyaan bi Jolof Chicken di ganaaru ëddekaay yu saf yi Promobile pis mbégte sunu moomeel ak Seneprod borom ndox ak Watera sell te oyof ñoo leen di may seen émission Taku Show. mbokki téléspectateurs yi dellu si nañu ci kàttanu yàlla gannaaw weekend bi dellu si nag fii ci seen télévision Walfadjri la voix des sans voix di jaajëfal waa rédaction bu baax waaye dikkaat ak yéen ci seen magazine bi lee di Taku Show tey nag ci altine ji nañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat nag nañ ci ànd ak Omar Bun Khatab Gueye mu def rek tour ci actualité bi nga xamante ni ba tey mi ngi secoué Sénégal bu ñu ca noppee top 5 des séries télé la ñuy ànd ak yéen ci Ma Jigéen Diop mu dalal ci ganam Babacar Niang ñu gën ko xam ci son nom d'artiste di Rapathia dinañu seq ak moom waxtaan pare ca nag daal di jàll ci li nga xamante ni moo di seen rubrique Khourdab Sanjoogu Mbeng dalal ci ganam deuxième partie bi ñu ànd ci ak Souka Mbaye madame Samba ci Nepad musical mu dalal ci ay ganam ñu ndar képp bile magazine bu bàkk bi baaxee ñu dellu si. Omar Bun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. baax a baax di la ziar am mbégte nag teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu Mbaye di nuyu saa di ko ziar bu baax El Hadj Ndiogo Meng ak maa jigéena Valentin bi 50% la koy dund tey mën na am weekend bi 100% la woon ndax rouge bi la bàyyi ci suuf boobu moom maa leen koy feeñalal di nuyu ñëpp di nuyu waa régie ak caméraman yi ci kanam rek comme ni nga ko waxee dinañ waxtaan ci mbiri Ousmane Sonko mais bi ñu ñëw rek ci politique bi ak Abdoulaye Wade ak bataaxal bi mu bind jébbal ko Sonko yéenekaay yëpp tey ji xëy ci kanam rek ñu ànd jàngat ko. d'accord ci kanam tuuti lay doon El Hadj Sanjoogu maa ngi lay nuyu di la ziar. Ajaratu ñi ngi lay fay ñi ngi lay ziar di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew ak bitim réew fu waaye mën a ne waaye di dem ba Touba di nuyu xalifa général des mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu sunu Serigne sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké di ko ñaanal jàmm di nuyu Serigne Khadim Fall nekk ca kër ga waaye di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarim Ahla di nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp waaye ñi ngi nuyu bu baax Mama Dieynaba Fall waaw borom Guédiawaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu bu baax nag sunu tonton monsieur Lo waaw di ko ziar bu baax waaw di nuyu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis waaw di nuyu sama wóllëre Serigne Medoune Sey kookoy borom tawféex ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di la nuyuwaat encore une fois waaye di nuyu sama copain tey moom la ma jigéen dalal vraiment muy Rapathia di koo xam ni macha allah nekk na koo xamante ni kii li muy def ci aar bi neex na trop waaw te it loolu moom defe naa ni yàgg naa koo wax c'est pas que ni dafa teew tey moo tax d'accord donc loolu mooy li wér jërëjëf ba nu dugg ci waxtaan wi merci sa jërëjëf sooy bu dina ñëw nee na sooy booy policier bi ma jigéen maa ngi lay nuyu mbaa xam nga ni coiffure boo fi mës a def bi ma ci dàqal kañ ça te va trop bien ça va bien ça va alhamdulilah ay ca nuyoo baa ngoor maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu Omar nuyu Sadiogu nuyu suñu gan gi tey Babacar Niang alias Rapathia ajaratu di la wax tout à l'heure ak top 5 ñu fas yéene si ànd ak moom waxtaan bu yaatu incha allah. d'accord ci kanam tuuti lay doon ñu daal di nag nuyu ko moom Rapathia wala Babacar Niang ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte dara la ci plateau bi te naan la namoon nañ la nag. ñu ngi lay fay.
ñu xam li ngeen di def ngeen di nuyu Omar. di la ziar naa sama wëllëre la si sëñ Habib Gaye. Thiès mu xaddamu sëriñ Mansour. waaw dafay wolu des fois ñu topp waxtaan mais fu la daan fekkante man ak moom. ndeysaan. aussi di nuyu maa jigéen. ni nga ko gisee macha allah matum ku baax la xam naa ne. ajaratu yi ma lay nuyu itam. Sa Ndiogou moom beneen affaire la quoi nee naa ko man ñëpp man bañ woo ma ñëw mais moom mooy damay ñëw. parce que dama yàgg dégg yóbbanteem. mu ni Rapathia mooy suma artiste. bu ma suñu gisee nag ñu ngi dara gis tey jii. Mariama Balde wax na ma ko keneen wax na ma ko. bon daal émission bi yàlla jàll ak jàmm. macha allah quoi. waaw man dama ci toftal rek ci li nga wax noonu man jubóowuñu ci plateau bi sama noonu la mais ku ñàkk ki ñaan la quand même ku ñàkk ki ñaan la te lu baaxu nit da koy wax rawatina nag ci sa mbokk artiste nga toog seedeel ko wala nga yóbbante ba mu jot ko. loolu ku ñàkk ki ñaan moo ko mën mais que nag jubóowuñu. Régi jox leen ma tampon dinaa leen jubale quoi. jeex na dinaa leen jubale. loolu nga gisee nag yaay tooñaa parce que moo la yokk ay vie quoi. moo la yokkal ay vie TikTok bala maa ngi ci TikTok bi. Régi jox leen ñu tampon ñu dellu si. mu ngoog ñu faranku lay ci actualité bi. waaw tey jii actualité bi dañu koy seq rek fas yéene ko waxtaanee ndaxte lu ay di jàmbat la lu def wax lu ay di jàmbat tey nag ñu waxtaanee benn ponk mooy mbiri Ousmane Sonko yoon ma nga ca dañuy bàyyi ak yoon mu wéy ak la mu ca tàmbali ndaxte bis bu ne rek mu am lu mu ñu wan lu ñu xamul woon wala ñu dégg ci loo xam ne dégguñu ko woon mais tey jii dafa am benn bataaxal boo xam ne dafa fes ci yéenekaay yi démb ci guddi nag la ci ñu bari jot mooy ñu ne parti démocratique sénégalais moo ko bind jaaree ko seen secrétaire général di Abdoulaye Wade bataaxal bi ci wolof Abdoulaye Wade béti mi ngi ciy wax naan dafa yaakaar ni Sonko dafa desee am dal waaye te desee am xereñ maanaam ñàkk am dal parce que bu ne prudence dal moo tax mu daanu ci ndëgg sërëx waaye te ñàkk yeewoom ci wàllu politique ñàkk ñorom moo tax ñii di wujjeeg moom ci wàllu politique am kattan loolu waaye te ñor loolu sukkandiku ci ay faiblesse am ngir mën ko daaneel. PDS nag jeexal ay kàddoom mu ne ñoom gis ñu ni mbir mi benn délit la amul benn délit teg ci immunité parlementaire am bi nar a muri nan ko bàyyi parce que jaruta dindi kàddu yi nag jur ay jàngat. mais man jàngat bu njëkk rek bu mu ciy def mooy mbiri Sonko gi dafa fexe ba képp ku deewoon ci politique nga bëgg cee jaare génnaat parce que depuis mbas mi ñëpp ñuy politique Sénégal mbas mi da leen a mbas ba mu def Sonko maanaam moom rek moo fi ne di résister depuis lors yenn saa yi mu feeñ wujjee wax li muy wax nga ànd ceeg ñàkk ci ànd mais benn opposant rek nga doon déggoo PDS déggoo Khalifa Sall déggoo keneen ak keneen kon ñoom occasion la pour man ci ñoom ñu mën a feeñaat moo tax ku ne jóg di wax léegi nag ci biir wax ji am ñu ne dafa wane comme ni ko yéenekaay bi di source a waxee mooy dafa wane ñàkk ñor ak ñàkk xereñu Sonko ci wàllu politique moo tax ay njuumteem gars yi jàpp ci mun ngir mën ko daaneel mais loolu dérangé wu ma parce que qui aime bien châtie bien bari na ñoo xam ne jëmu Sonko dañ ciy gis Ablaye Wade korog bi mu demee fii ci hôpital Grand Yoff am na ñu ne lii Wade daka daan def parce que Wade daan nañ ko teree génn bis nañ ko teree génn mu ne damay dem kii Zawiya Seydi Hadji Malick damay julli àjjuma créer bain de foule parce que politicien dafa soxla yaramam day soxla mbooloo kon bari na yooyu gis ci Sonko ci fit ci doxalin ak lii yaa ngi koy gis ci Abdoulaye Wade am na ñu naan sax Abdoulaye Wade jurul doomam Karim ndaxte liñ doon xaar ci moom yëpp te Abdoulaye daan ko def moom gis ñu ko ci moom ci wàllu jéngu bi ci wàllu wane boppam waaye ci wàllu tamit defante nguur léegi nag man leen rek moo ma gêné ci kàddu yi parce que Abdoulaye Wade mag la charge la ci wàllu politique kon Abdoulaye Wade lu mu wax war nañ ko déglu te li mu wax kenn mënu ko dindi parce que nag li fi Sonko jaar ak li mu dund ku ne Sonko ab cuuneem feeñu ci waxu dëgg wala boog ñu baal ma ci kàddu gi mais nag ab doye di ak ñàkk tamit foog parce que nag ki tëru ki teggi moo ko mën mais ñu lay tëru nga daanu ca cuune da koy xaw a wane kon foofu mën nañ ci ànd mais ginnaaw bi mu bëralee kàddu Sonko man fi may lii Abdoulaye Wade mooy fi mu ne
par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses maanaam fi mu tuddee Cuune Sonko dafa tudd xereñu ñi ko lal ndëgg sërëx pourquoi bu dee ni ñi lu ñu def mu tuddee ko maanaam xereñ lu ko tuddee moom maanaam ñi daanu Sonko dafa tudd seen xereñ mais jëf ju bon est-ce que mën na xereñ jëf ju jubul est-ce que mën na fen ay fen est-ce que mën na doon lu xereñ bu dee ay fen la parce que ba léegi yoon waxagul ni liñ tuumaal Sonko du dëgg kon dafa wane télé Sonko wane njàmbaaru ñi mu ko seqal loolu peut-être man moo ma xaw a gêné ci kaddu yu Abdoulaye Wade xaw a yëkkati am ñu ne nag da ci sukkandiku pour gën a xalal doom ji mais doom ji est-ce que neex naa xalal ça parce que nag doom ji dóorul fayul atuwul xeex xuloo sax defu ko moom Karim Wade parce que kenn dégg ko ci dara kon tey jii mën nañ wax ni ñoom ñëpp tey jii fu may jeexalee mooy Sonko dafa nekk ci seen biir ne anti système la bi mu fi ñëwee mu ne def na njiitu réew bu taxaw Sénégal da mosaan da lay fusiller kàddu boobu da ci wax jugaat mooy Sonko mos na ko wax te boo nee njiitu réew boole ci Abdoulaye Wade boo nee système bi boole ci Abdoulaye Wade boo nee système bi da nga ciy boole Abdoulaye Wade moom mu ñëw ne anti système la kenn képp ku fi nekkal système bi taxawaayu Sonko doonu lu la neex ci géopolitique Sénégal te man dama gëm ni boo sañoon suba mu faatu Sonko bu gëmee ni ay géopolitique Sénégal ñi fi ne ñëpp ay soppam la wala ñëpp ko bëgg day nax boppam parce que dafa nekk benn mbër ñëw samp ndëndëm ci kanamu ñëpp man sama jàngat ci kàddu yi Abdoulaye Wade yëkkati tey jii saa man loolu la. jërëjëf Omar. lay taayal nga mbir mi teg ko macha allah mu nekk loo xamante ne bi la am solo la. man jàngat bi li Abdoulaye Wade def. man bon am naa ci beneen lecture peut-être que ni bu bokkut ak bi nga xamante ni bi peut-être am nga ko ci. parce que man dama jàpp ni. Abdoulaye Wade kàddu yi mu yëkkati nga xamante ni bi jëmale na ko ci Ousmane Sonko. nangu ni adversaire yu xereñ yu puissant. mooy l'autre camp. daal di wax ni Sonko dañ ko tegal ay ndëgg sërëx. parce que ñoom dafa am nu ñu jàpp ni noonu la mbir yi war a doxee ak mi nga xamante ni bii homme politique noonu la war a doxalee. Sonko nag dane woon day changer système bi. système bi doxalin bi nga xamante ni moom la homme politique yi di doxale bokkut ak ay doxalinam. maanaam mel na ni bokkut ci école bi nga xam ni mooy école ki parce que am na fu ñu koy waxee sax politique mu ne man duma politicien. parce que nanguwu la féetale boppam comme ñi nga xam ni noonu la ñuy mel. ñi nga xam ni ñoo nekk ci langue politique yi niñ mel. donc musul nangu bokk ak ñoom. jëmukaay ak doxalin. te doxalinam boobu nga xam ni moom la doxal. dañ koy gis tamit ci ñeneen parce que Sonko ñu bari ñu ngi koy reproché nee nañ lu tax amul garde corps. Sonko nekkatul nit ordinaire buy dox dañ ko war a surveiller dafa war a def nii dafa war a def naa si Lamine fii la nekk yàlla na yàlla dolli ay leeram. amiin musul am chauffeur. et pourtant nit ñu bari dañ ko doon reproché. daan day wax daal Sidi war na am chauffeur war na Sidi bu daan entraîné ji fii la daan jaar dem entraîné ji. am na ñeneen ñu am beneen gis-gis ak neneen noo xam ne noonu lañ jàppee ci li ñu ne. que ni réew mi la ñuy liggéeyal. jàpp nañ ni soxlawuñu ay garde corps. peut-être amuñu lu ñuy nëbb amuñu lu ñuy làqatu. amuñu lu ñuy kii état d'esprit boobu tamit nañ calculer bu fa nit ki tollee. que ni lii ñu teg nii nga xamante ni mooy ndëgg sërëx yi nga xam ne moom la Abdoulaye tuddee fii que ni ñu xereñ ñu loolu. ñu xereñ ñu loolu bul fàtte ni école Abdoulaye Wade lañ génnee. Abdoulaye du nangu ni école am ab cuune génn na fa. day gën a wane ni ak xereñ ak kii maanaam Sonko li nga xam ne reproché wu ko ñi mu ko seqal ci école am lañ génne te école am nag ay ndaanaa na fa génn. leneen li nga xam ne moom lañ def mooy Sonko képp ku ko jàppee cuune yaa ngi ci erreur parce que ñoom ñëpp daf leen a jommal. parce que lu tax. ci diir bu gàtt ak fi mu yegg tey jii ñu ne mooy leader opposition ci diir bu gàtt ci doxalinam ci ay tëraninam ni nga xamante ni bii maanaam pronostic yëpp la jaxase depuis que nga xamante ni bii mi ngi nekk ba nëga ni ñoom dañ ne woon candidat réseaux sociaux yi la ñu dem élection mu wan leen ci terrain bi ne duma candidat réseaux sociaux donc résultat yi nga xamante ni bii am na ko bett na leen parce que gisoon naa ku mel ni Ahmed Khalifa Niass daanaka ndaare la ko considéré woon. ca ba nga xamante ni ñu ngi dem ci élection yi Sonko ñëw troisième. parce que ni sax man deuxième ba sax peut-être damay contester est-ce que deuxième ba mooy deuxième. mais est-ce que nekkul ni sax dañu régler élection yi parce que deuxième bi bu fekkoon ni Sonko moo nekk deuxième est-ce que kon président Macky Sall dinañ nangu waaye Sonko dinañ nangu ni jàll na premier tour. donc mu am yeneen gis-gis yu wuute que ni nag nit ku ne ak ni nga xam ne noonu ngay gisee. mbir yi parce que ñoom tey bu ñu nanguloo ñi def deal bi bu ñu nanguloo ni Sonko daanu na rek kon réussir nañ lu tax ñuy nangu ni daanu na man gisaguma lu ma mën a wan ne man dinaa mën a nangu ni daanu na
gisaguma ko. ay tuuma la yoo xamante ni bi ndaw soo xam ni du wax ko tu dëgg. fi mu jaar yëpp parcours am ñëpp fenkat lañ koy waxee. ku mel noonu yëkkati ay tuuma jëmale ko ci koo xam ni góor gu set wecc lañ ko xamal. xamaluñ ko benn waxu caaxaan benn jëfu caaxaan. nit ku mel ne tuumaal ku mel nii. lu tax ñuy nangu ki mel ne ay waxam que ni ki mel nii ñu bañ koo nangul ay waxam. c'est parce que jigéen rek nit ñu bari nag dañuy juger nit selon ñoom ni ñu mel. am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ñoom ku góor jigéen fu ñu wéetee. tëddee moo fa war a mën a am. par exemple nit ki day juger boppam selon moom ni mel. mu bëgg a jàpp ne Omar nii la mel. et pourtant Omar mën na bañ a mel noonu. am na ñoo xamante ni bii mën nga leen a kàmbal te doo leen am. am ñoo xam ne nag waxuma la kàmbal waaye balaa nga leen a kàmbal ñu kàmbal seen bopp. loolu lépp nag mooy li nga xam ne moo ci ne. muy noonu saa maa jigéen yow na nga gisee bataaxalu Abdoulaye Wade bi ñuy gis ni day mat di ëpp. waaw Omar. man balaa may ñëw si parolu Abdoulaye Wade yi dégg naa nga wax ne ñu bëri dañu jàpp ne Sonko dafa cuune. man jàpp ma loolu parce que tamit Sonko bu ñu fàtte ni Omar nit la parce que tamit salon de massage yi muy spa yi. ñu bëri dañ fay faral di dem ngir di def ay soins ci seen yaram. surtout nag ak yeneen yoo xamante ne nii lu mel ni ay genre xamaam gis nañ ñoo xamante ne nii ay nit lañ dañ fay dem di dimbali seen bopp mais tey jii nii ku taxaw di wax ne cuune la def man vraiment je suis pas d'accord ci côté boobu noonu parce que li maître Wade wax sax yaa ngi ma koy laaj léegi est-ce que sax moom moo wax ji yëpp moom moo ko wax parce que tamit bu ñu fàtte ne dañoo jël ab bind communiqué rek la ñu def dara wuuruñu ne même su fekkee wax na sax li mu wax yëpp mu ñu wax ko yaa ngi wax tout à l'heure mais weddeeguñ ko ba léegi rek. waaw waxuma ni weddeeguñu ko xama mën na tey jii nii mënoon nga ma wax maa jigéen dicté ma benn affaire ne ma naa la ko bindal à ce que ñu ma publier ko pour nit ñi jot ci man tey ma ñambaas si loo xamante ni nii bokku ci moo tax ma lay wax est-ce que réellement li ñu bind yëpp moom Maître Wade moom moo ko wax parce que soo déggee parfois nit ñu bëri dañ ci def ay analyses yu bëri parce que ne comme yaa ngi koy wax léegi ne doomam peut-être la bëgg a wax kee ne dafa cuune parce que amul expérience ci politique moo tax nit yi dinañ jël am benn leçon boo xamante ne nii dinañ ko ci tirer parce que Abdoulaye Wade ay waxam ñëpp a koy bàyyi xel peut-être loolu moo ko ci jublu mais ay affaire de cuune Sonko moom man vraiment gisuma ko sérieusement dëgg yàlla balaa ñuy ñëw ci béti rek yow du ñàkk sujet bi intéressé na la te ma bàyyi ci théâtre bi rek xam nga man xam ma dara ci politique man théâtre laa xam bu doon sama sago daal nañu bàyyi xeex bi xoloo bi liggéey réew mi Sénégal jëm kanam falaayam man daal affaire politique moom moo yeewu ma si daal man daal maa ngi yeewu ci théâtre bi bàyyi la ma ci théâtre bi rek quoi waaw d'accord dañ ko koy nangul xam nga ku nekk yëkkati nga wax bi lettre bi gannaaw bi ñu ko publier mais kan mooy Abdoulaye Wade ku wax kàddu yooyu Abdoulaye Wade il n'est pas n'importe qui dans la politique Abdoulaye Wade def na 26 ans boo dégg man fi ma déggee boobu dégguma ni daf koy dugal wala da koy day xàllal ay Karim non loin de là moom durant mu nekk ci opposition bi ndax amul ay ndëgg sërëx yoo xam ni moom xam na ko moytu ko moo xam lu siiw moo xam lu siiwul mais moom li mu daj ci opposition Sonko dajagul kaar bi kon kañ Abdoulaye Wade bu waxee c'est une voix autorisée bu war a wax te tamit bul xam Sonko jógee ne woon na fi seeti Abdoulaye Wade bul xam ba nekkee ca biir néegi lan la waxanteeg moom ak lu mu ko dénk kon man bu nee Sonko dañ ko piégé dama ciy ànd ak moom carrément ci lettre bi ba tey la ñuy nekk parce que Abdoulaye Wade nag lu mu wax rek moom am na fu mu ko teg pour man bokk de par son expérience politique ak leneen loo xam ne siiw na mu ñàkk siiw donc Abdoulaye Wade il est mieux placé pour wax ak Sonko ci genre problème yii quant à nag ay day xàllal Karim du xàllal Karim man vraiment mbirum Karim dama ko maîtriser wul parce que koo xamante ne à chaque fois ay partisans am jóg ni dana ñëw ñu ne waaw ba élection ba passé ba leneen passé kenn du gis Karim non man nag vraiment pour man waruñu nekk di débattre ci waxu Karim actualité bi lii la nañ wax ci actualité bi voilà et puis man waxi Sonko sax nag vraiment man boo ko indi tee du ma participer xam nga lu tax parce que coronavirus bi deuxième vague baa ngi rey sénégalais yi ci li médecins yi wax Ebola di fëgg suñu bunt donc pour man am na yeneen actualité yu gën tant que dossier bi amul évolution pour man daal vraiment journalistes yi mën nañ ci bañ a wax ci li ma xalaat bokk loolu sa gis-gis la bàyyil nit ñi tamit wax seen gis-gis pas que ni nga jëm mais nee na mais li ki nga xamante ni bi moom la ma jigéen wax hypothèse boobu tamit bon bu ñu ko dàq
parce que est-ce que Abdoulaye Wade fi mu toll nii parce que gëj nañu koo gis. waaw Abdoulaye Wade fi mu toll nii mën na màggat sax ba bu def ndànk mën na bañ a wax sax waa PDS mën na am ñuy bind ci suuf naan Abdoulaye Wade nee na lii nee na laa nee na lale. c'est que tamit loolu il faut que ñu bàyyi xel ci loolu bu baax parce que Abdoulaye Wade ñun gisatuñ ko xamatuñ ci lu mu ne. ba tey ba nga ko gëjee gis Omar yàgg na. donc ay bind rek la ñuy jël naan Abdoulaye Wade nee na nii est-ce que du benn booyee nekk fële naan bi ne Abdoulaye Wade nee na lii fekk góor gi yëgut. loolu yëpp mën na ne. c'est possible. waaw di nga manque d'expérience boobu pour wax te yàlla tax du rek sax man lu tax ma gëm ko. mooy du rek Sonko mais Pastef. comment se fait-il croque dama benn émission suivre ma ko mais après laa ci am ay écho maître El Hadj Diouf toog koo xam ne moom fu mu toog Sonko du fa rafet mu ñëw di ko chargé ci dossier bu sensible bu toll nii kon Sonko war na ñi waa Sonko yi war nañ organiser seen communication de telle sorte que du n'importe qui moo leen di toogal ci plateau di ci wax mais croque ki toogaloon nag El Hadj Diouf maîtriser wu ko te nekkul à la hauteur mooy wane ni kon foofu seeni amateurisme aussi tamit day def parce que dossier bu mel ni du ku ne moo mën a toog wax ci turu Ousmane Sonko. mais El Malick ñoom génn nañ. El Malick génn nañ wax mais ki toogoon ci benn émission bu ma cité le nom de l'émission. non c'est l'émission jàkkaarloo ñu jàkkaarloo mais pour dire la vérité kon foofu war na ko parce que bi ñu ko waxee ku la yónni def na parti mandaté wu ma c'est pas sérieux du tout te état bi mën na utiliser ay nit contre moom mu mel ne moom la ñuy waxal fekk demul noonu kon ñoom war nañ organiser côté bu temps beneen bi sopp mooy PDS ñoom war ñu tontu PDS si suba am na communiqué bu benn waa Pastef weddiwaat ko ne du waa Pastef mais tey ji Pastef war ñu ibbi ay front yu bari benn noonu lañ am ci politique ak benn mbër bu ñu mën a jàkkaaroo mooy Macky Sall benn adversaire mais bu nangu ci opposition bi ak ku mën a wax ñu bëgg a déplacer seen combat parce que tey ñee farfee nguur gi bëgg a faagaagal Sonko bu ñu sañoon opposition bi yëpp bàyyi Sonko kon ñoom tey kàddu gu mën a jógee ci opposition bi bu dee kàddu gu ñaaw sax na ko noppi yi neex dégg bu dee kàddu gu ñaaw na ko noppi yi neex dégg ba ñoom seen diggante ak opposition bi du doon loo xam ne day xajam loolu aussi nag il faut que ñu sàmm ko fi may tëjee mooy ji nga Ousmane Sonko bu ma ko doon conseil xam mooy la tey def na benn acte mooy nee na baal na Adji Sarr d'après benn lettre boo xam ne journal L'As moo ko génnee mais tey bu ma ko doon xelal dama naan ko nit ki plus que say responsabilités di yokk des fois moo ko saa say droit day wàññeeku. maanaam fii ñun fii peese ci wàllu politique bu dee Khalifa Khalifa Sall seeti na ko dem mais Khalifa Sall du Ablaye Wade manière am la def kenn photo wu ko bëggul sax mu siiw parce que dafa jàpp ni nit ki bu tollee ci jafe-jafe yërëm ko moo gën di ko yedd Ablaye Wade nag da koy yedd mais nit ki am fu mu toll da nga koy yërëm rek bu jugee génn ci coow loolu nag nga doog ko yedd mais Abdoulaye Wade ci yërëmande dugg na ci mais aussi yedd dugg na ci man jàngat boobu laa gis kon pour tënk pour jeexal kàddu yi ñoom danoo war a def de telle sorte que moom ay responsabilités am day yokk mais dafa xam ne droit yi mu amoon bu njëkk balaa mi ba muy nekk inspecteur des impôts amatu ko tey ji 3e la jël élection présidentielle am plus de 700 000 presque 700 000 voix donc koo xam ne mën nañu wax ni c'est le chef de l'opposition kooku li muy pesé Karim pesé wu ko Khalifa pesé wu ko kon moom ni muy doxee da ko war di soppi ci lu bari ci may jeexal nag mooy assemblée nationale bi fecc woo gis dafa war a am gin teg Bara Mbaye goo gis procédure fi mu toll ak li ciy feeñ dafa wane ni mbir mi daf ci am complot contre Sonko danoo utiliser jigéen contre moom kon thèse viol bi ñu ngi koy dàq déggatoo ñu tudd pistolet yi noonu témalan léegi leneen la lay wax ñi waroon génn yëpp ñi ngi génn assemblée nationale bi nag bu dee ni ñoom dëgg moo leen tax a toog xam lu ñu war a def dama la koy wax mooy procédure bi immunité parlementaire bi ñu war a lever dañ ko war a bàyyi nekk ci leneen mais baadoolu wolof Njaay dafa ne Omar ku saf xorom la mais non assemblée bi dañ ko war a bàyyi mais malheureusement damay fi may jeexale di nga comprendre fi may waxee wolof yi dañ na baadoo la bu jibee gàcce fekk tàbbi wu ci du am jàmm foofu rek laay jeexale baadool bu jibee gàcce fekk tàbbi wu ci ba ñëpp ñu ne ma nga ca du am jàmm jërëjëf te gàcc gàtt na moo gën gu gudd jaajëfal nañu la ay ca régi ngeen jox ñu tampon top 5 des séries télé ma jigéen Diop dalal ganam